si mandel ñun ñëpp dañoo posé nekk si gannaaw président Cheikh Issa Sall jàppale ko ba nga xamante ni li bëgg si mbir moom loolu moo tax ñu tey ñu def suñu mouvement loolu moo tax ñu def suñu mouvement bi ñu def tey jii dem jëli ko këram indi ko mais si kaw loolu la ñu gërëm suñu président El Hadj Guèye bi nga xam ne président commission transport ànd nañu moom liggéey bu rafet. di jiital ci nuyoo bi suñu président Omar Fall moom nga xam ne moom lépp lu ñu yëkkati rek moom lañ siy jiital. di si boole collaborateur yi mu àndal ci biir garage. ginnaaw loolu ñu ngi nuyu Cheikh Issa ak délégation bi mu àndal di leen wax dal leen ak jàmm ci biir garage bi. Cheikh Issa comme ni ko Maañ waxee léegi suñu association bi bu jógee yow yaa fi ñëw seet si waa garage bi président Omar Fall woo ñu ñun jigéen ñi ne nañu ñëw teew ñu ñëw teew nga yëkkati sa alal may ñu te boobu waxoo waxu maire. ci loolu ci lañ ñu ne xaalis bi buñ ko séddoo nañ ko def association comme ñu ngi ci biir garage bi di daan suñu doole kon loolu ñu ngi la ciy jaajëfal ndax gi la jox ndékki bu la nee di nga añ ba reer soo goree war ko mën a gëm. dégg naa si biir wax ji léegi ñu ne futur maire de l'espoir. espoir mooy baatu yaakaar. yaakaar googu nag moom la ñu am ci yow ba tax Omar Fall mi nga xam ne waxoon naa la ko keroog ne la ñun jigéen ñi amuñu kàddu ndax ñun ay jigéen lañu doon ay jigéenu jullit nangu kilifteef jël góor ñi teg suñu kanam góor ñi jiite ñu président Omar ne yow la ñu nit ñu ne yow la bu newoon déet it ñu ne déet ndax moom dañoo nekk ci garage nekk ay jigéen di teel a xëy lool di guddee wàcc doon ay femmes de valeur yu am jom yu respecté seen bopp ñu mënoon nekk ci diggi garage bi mu xatal ñu wala mu bañ ñoo yaatal tey mu ne lii tey mu ne lii mais lu am ci garage bi mu ne génne leen wàllu jigéen ñi kon moom fu mu ñu ku la abali bët fu mu la xooloo foofu ngay xool dinañu jàpp nag bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla le soir du 23 yàlla may la ndam mu doon ndam li gën ci yow te jig la nga bañ a doon nag maire yi nga xam ne dañuy defaroo Mbour te bañ a defar Mbour ñu ngi leen yàlla mu doon ndamu jàmm ak salaam di la xamal ne dinañ la gunge ak suñuy doom ak suñuy jëkkër ak képp koo xam ne mu ngi ci garage bi ñu ñaan yàlla nag nga jàppale ñu ci garage bi ndax garage bi boo ko defaree ñun ñëpp nga defar àndu nawle nag li ñu bëgg a ànd ak yow àndu nawle mooy li nga def nii jël 4 personnes ci biir garage bi investir leen maanaam kaay leen ñu togg ak kaay leen ñu yàq du benn yow nag da nga ne chauffeur yi kaay leen ñu yàq loolu di loo xam ne lu am solo la si ñun ñu di la ñaanal di la gërëm di la sant bu baax a baax di ñaan yàlla daal lii yàlla na yegg ak jàmm mu doon ndam lu sedd guy te mu jig la ci barke Cheikh Issa Sall mi ñu bokk. maa ngi gërëm aussi sama mbokk yi jigéen ñi ndax gënuma leen amul dara lu ma leen ëppalee kon buñ ma jiitalee am yaakaar si man ma leen di gërëm di leen jaajëfal di ñaan yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla tas suñu association bi dem ba lu ne xecc ñu ngi koy ñaan ci barke sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatulah. ñëw leen di nuyu yéen ñi fi teew kenn ku ne ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi nag suñu monsieur le maire Cheikh Issa ñu teg nuyoo bi ci loxoom mu tasaare ko ci délégation bi mu àndal ñëpp tasaare ko ci góor ñi tasaare ko ci jigéen ñi su ma yeggalee bala may ñëw ci Cheikh Issa damay jëkkee sama jigéen ñu baax ñii ak sama mag ñii ci biir gaaru Thiès bi alaaj Demba Ndiaye a ngi noonu toog ci kaw dama ngi ci wetam Cheikh Tooba ngi ci wetam bu ñu leen tuddee ñoom ñett ñooñu yóbbaale nañu personnelu gaaru Thiès bi yëpp
ak alaaji rawaan waaw damay nuyu sama jigéen ñu baax ñii di xam ni ay jigéen lañu yoo xamante ni nii ay góorgóorlukat lañu 5 heures de matin la ñuy jóg dugg si ci garage bi fu góor teg seen tànk bu teggee ñu teg fa seen tànk te dawuñu dara lu dul lu ñu yóbbu ci seen njaboot dimbali seen jëkkër yi loolu moo leen tax di teel a xëy di guddee wàcc kon ñoom ku fi tudd nit tudd leen waaw parce que ñoo ko def waaw kon ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu yéen jigéen ñi te di leen encouragé di wax ni fi ngeen teg seen tànk foofu la bu leen ko teggi rek ginnaaw fu bu góor ñi teggee seen tànk ngeen teg fa seen tànk loolu gërëm nañ leen ci sant nañ leen ci te ñu ngi leen di may bët di leen gis kon bu ma eggalee si jigéen ñi Cheikh Issa gërëm nañ la ndax wolof Njaay dafa wax ni peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ya te bu ma ñëwee taxaw fii jigéen ñi di ma gërëm yaa ma may doole bu jigéen ñi dee gërëm góor ñi di gërëm ak góor ñi ak jigéen ñi di gërëm yow la Cheikh Issa la ndax moo ma may doole ba mu fi ñëwee ba mu fi jëkkee ñëw wutul woon maire booba wax nañ ko dinañ ko waxaat keneen dina ko waxaat keneen dina ko waxaat ba ñu ñëwee mu làmb xaalis bu bari teg ci sama loxo ma teg ci loxo jigéen ñi mais jigéen ñi duñu ay yàqkat loola la muy bareeg la muy néew lépp ba tey mu ngi ci seen loxo ku ci war a am rek ñu ngi la ciy dimbali te xaalis baa ngi ci seen loxo di tourner ci seen biir kon ñoom duñu ay yàqkat ku leen may loxo ñu dem waaw kon Cheikh Issa ñoo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla di ñaan yàlla lii ngay wut yal na la ko yàlla jox yal na la ko yàlla jox te yal na la jig yal na la jig yal na la jig dinaa tudd kenn nag Mbaye Diop ñaa doomu Baye Talla Ñeng moom taxawaayam mat na sëkk dina rucceeku ñëw ci garage bi wax ak ñun loo xamante ni nii njariñul Cheikh Issa la te Cheikh Issa du ko yëg kon boo teewee fii délégation bi teew foog ñu tudd turam wax ko Mbaye Diop ñaa ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla yàggal sa taxawaay waaw yàlla yàggal sa taxawaay safoor yi nag am na ku jot li waxu Omar Kébé léegi loolu ñuy jooy bu Cheikh Issa ñëwee lépp saafarawu te Cheikh Issa day ñëw le 23 Cheikh Issa day ñëw lépp bu ñëwee lépp saafarawu yal na ko yàlla def ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey dama kontaan ba man sax fi mu ne xaw ma li may wax damay nañaxu rek di dem mais li may wax moom xaw ma ko sama xol a sedd maa ngi leen di gërëm daal di leen sant di ñaan yàlla yàggal sa taxawaay te yóbbu la mairie ba le 23 avril le 23 janvier waaw yal na ko yàlla def.
waa gare routière ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di jiital ci nuyoo bi le président Omar Fall moom di ci teg le président Omar Kébé ñaari Omar yi jàmbaar ji nekkoon ci Seydina Omar moo nekk ci ñoom bugg seen dëkk bi nekkoon ci Seydina Omar moo nekk ci ñoom gëm seen bopp bi nekkoon ci Seydina Omar moo nekk ci ñoom kon liñ naan boo tuddee nu tur nit day jël juróom-ñaari jikko ñoom jikko yooyu jël nañ ko ci seen turandoo Seydina Omar kon ñaari Omar yi Omar Fall ak Omar Kébé bi ñu leen amee ñun waa Benno Bokk Yaakaar sunu yaakaar gën na dëgër parce que xam na ne am na ñaari jàmbaar yoo xam ne lu ñu song incha allah dinañ ko daaneel. bu gis organisation bii nag di nga xam ne Serigne Mansour jàmbaar la président commission organisation Serigne Mansour borom daara ji ñu lay ziar bu baax yow tamit waaye di ziar magu garage bi ndoom ñu ngi lay ziar bu baax Cheikh Tom ñu ngi koy ziar Alaaji Rawane ñu ngi koy ziar ak Alaaji Demba Ndiaye bi nga xam ne maag moom ñoo bokk coose ñu ngi koy ziar bu baax di ziar Cheikhouna Diop sunu xel nag di dem seen mag ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu ji te ñu si jiital Pape Assef bi nga xam ne sunu lépp la nekkoon jàmbaaru transport ba tey ji xel yëpp ñu ngi nekk ci moom ku dugg si gaaru Thiès bi rek sa xel dina nekk ci moom foo mu nekk yaa na ko fa yërmande yàlla fekk te njabootam gi mu fi bàyyi yàlla teg ci ñoom loxo si njabootam am na ñu ma ci xam te chaque jour su ma leen gisee sama xel mi si loolu lay nekk waaye wóor na ma ne
seen barke baay boobu mu ngi leen di topp te incha allah dina leen topp ko faw ñu leen di bàyyi xel nag bu baax yéen waa gare routière bi loolu moo tax non seulement investir nañ leen si suñu liste bi waaye yéen nag daa mel ni yéen a ëpp chance yeneen corps de métier yi nekk si dëkk bi parce que si biir Benno Bokk Yaakaar si kilifa yi da ngeen see am ay représentants yoo xam ne beneen secteur amu ko si liste bi boo leen amee Abdoulaye Sarr muy dans le ministère chargé des transports mu nekk fii bokk si liste bi muy ñëw di ñu rejoindre mu indiwaale programme boo xam ne programme bu ambitieux la si transport urbain bu Mbour indiwaale doléance su transport bi yëpp indiwaale doléance su transporteurs yi ak usagers yi kon loolu def naa première chance mooy Abdoulaye Sarr si liste bi deuxième chance mooy Baye Seck Wade si liste bi Baye Seck Wade depuis 10 ans bi président Macky Sall nekkee si nguur gi ak léegi defe naa ne li mu liggéey si transport amul kenn ku ko gën a xam wàllu transport wala ko gën a def fii si Sénégal ngeen am ko moom tamit chance mu ñëw bokk si liste Benno Bokk Yaakaar defe naa ne kon yéen transporteurs yi amatu leen dara loo leen di jooy waaye ki nga xam ne nag moo yéen depuis des années fii si Mbour moo doon liggéey ak yéen si commission transport muy El Hadji Gueye di coordonnateur réew mi moom tamit ngeen gisaat ko si liste bi bu bokk si Benno Bokk Yaakaar sans compter nag ñii nga xam ne honorable député Sela Ndiaye chaque jour di ngeen ko mu nekk assemblée nationale li muy plaidoyer yi muy def pour que système de transport urbain bi am Dakar mu mën a ñëw Mbour te loolu defe naa ne dinaa si dellu si waat président Macky Sall fekk si na ko si parce que c'est Abdoulaye Sarr moom mooy day léegi ne ma léegi dee bi si ginnaaw nekkatul Dakar waaye day bi c'est durable n'est-ce pas parce que système de transport bi léegi yematul Dakar dafay wër Dakar ak Thiès mooy région de Dakar ak région de Thiès ça veut dire que kon Mbour léegi si SETUD la bokk durable bi nag mooy dañuy am un système de transport moderne boo xam ne multimodal boo xam ne dootul émettre ay gaz à effet de serre yu bëri donc dafay respecter les normes environnementales kon loolu yëpp chance la pour yéen waa transport ngeen am kàngam yooyu yëpp si biir Bayati Babou yéen ak moom si mairie bi xam ngeen bu baax implication si transport urbain kon moom tamit mu ngi si biir waa am dem yéen def naa ne c'est pas la première fois ngeen fekk leen fii moo jëm mu ngi fi président du Karo mu ngi fi bu leen waxee rek dinaa wax nañ ñëpp communication Baro mu ngi nii Mohamed Baro waaye seen fii nag du ay transporteurs rek ñoom ñoo fi nekk artisan yaa ngi fi ñëw wër gare routière bi artisan yaa ngi fi ñooy liggéey ak waa gare routière bi te directeur général APDA muy Pape Amadou Ndaw mu ngi fii si Benno Bokk Yaakaar nekk fi kilifa di liggéey ak yéen chaque jour ngeen koy gis mu leen di gis di liggéey ak mécanicien yi di liggéey ak tôlier yi di liggéey ak peintre yi kon moom tamit chance na si yéen ngeen am ko si liste bi. Oumy Sile Ndiaye mu ngi si chemin de fer yi xam naa ne moom tamit dina fexe ba teer bi ak si biir Mbour romb dem Pointe Sarène loolu tamit vraiment chance la ñu am ko si biir liste bi. li Abdoulaye Diouf a ngi nii mooy bés du ñàkk sëñ Mansour Sy dafa raw nag gars yi si vision parce que daf ne leen dëkk boo leen dem xool leen ki nga xam ne moo gën si yéen ngeen ànd ak moom ñoom waa bés du ñàkk ñu ne di fi bàyyi Benno Bokk Yaakaar. Adja Fatou Fati moom barki démb dañoo dem fële si quartier périphérique yi ñoom ñëpp ñu ne buñ naanee ndaw Adja Fatou Fati la. ñoom ñëpp ñu ne bu ñu amee financement Adja Fatou Fati la ñu ne bu ñu amee formation Adja Fatou Fati la ñu ne ñu Cheikh Issa sant nañu yàlla bi Adja Fatou Fati ànd ak yéen parce que kat bu àndul woon ak yéen dinañ xaw a jaaxle. Sangone mu ngi nii toog moom moo représenté fii waa centre handicapé waaye ñoom tamit ku nekk xam na ne transport bi war na leen bàyyi xel bu baax
Donc c'est le grand président qui est là. Le grand président. Mon frère à moi. Le grand président. Le grand président, le grand président, tête de liste bu conseil départemental bu Mbour, le président Saliou Samb. kontaan nañ bu baax ci fi nga ñëwee. dañuy àggale rek di wax ne Khady Ndaw mu ngi fi. Khady Ndaw moom ak Ablaye Gueye ñoom ñoo représenté ak ñeneen AFP bi nga xam ne mooy premier partenaire u président Macky Sall ci Benno Bokk Yaakaar. moom tamit ku nekk xam na taxawaay bi mu am. xam naa ne digganteem ak femmes yi nga xam ne ñoom ñooy jaay fii ci biir marché bi incha allah bu ñu amoon jot dinañ ci gën a xuus moom tamit ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant ci teewaayam. defe naa ne monsieur la Ndiaye moom xam naa ne war naa traité waaye comme mu ngi ci banque yi xam naa ne moom tamit dina jàppale gars yi toujours ci financement et formation. Adja Ndiakhat Gueye sama soxna si nga xam ne sunu grand boobu moo ñëw nangu ko si ñun waaye ñu kontaan si lool parce que vraiment taxawaayam si dëkk bi rafet na mu créé mutuelle di jàppale jigéen ñi créé centre de formation créé école privée di jàppale nit ñi bu baax. Aïda Ba ak waa këram fu ñu tourné gis nañ leen seen taxawaay rafet na kon loolu yëpp Seydina Omar ñaari Seydina Omar yi dama leen koy doon faram-fàcceel pour ngeen xam ñii ngeen àndal ne lépp loolu soxla si compétence ak si expertise rek mu ngi si biir. kii ñëw nii nag tey jii xam ngeen ko bu baax yàgg ngeen ak moom am ngeen ak moom kóllëre bu yaatu mooy le président Saliou Samb. mu ànd ak ay responsable yoo xam ne ku si nekk da ngaa jël sa genn wàll bàyyi ko fii ànd ak sa genn wàll bu ko defee parce que xam nañ ne liggéey bi benn la. liste yi benn la bu am ñaari phase benn phase bi mooy communal benn phase bi mooy départemental waaye spécimen bi mu ngi nii bu département bi tamit nii la mel bu commune bi nii la mel. moo tax ñëpp war a xam ne jour élection yi dañoo war a dem voté ji ñaari yoon da ngay ñëw jël voté ji pour commune bi wàññeekuwaat ñëw voté ji pour département bi bu ko defee Benno Bokk Yaakaar gagné ci commune yëpp ba pare gagné ci département bi. ñii nga xam ne ñoom naa fi lim léegi ku ci nekk yenn saa yi yaa ngi fii ak man yenn saa yi yaa ngi ànd ak président Saliou Samb di def tournée bi nga xam ne moom la war a def au niveau du département. ñoom ñëpp ku ci nekk da nga xaaj say troupe xaaj sa mbooloo ñii di ànd ak ñun ñii di ànd ak Saliou Samb loolu yëpp dafay wane ne ñun ñëpp benn lañu. moom mii programme am ni mu ko tëralee mooy bu xëyee mën na génn dëkk bi waaye bu duggaatee Mbour ak day xool ñun ban position la nekk moom ak ñi mu àndal ñu ñëw rejoindre ñu ànd ak àggali affaire bi ba 3 heures du matin ñu dem tëddiwaat. incha allah lii moom buñ ko continuer victoire avec la manière.